jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel la 105.0 Gindico FM ñi am mbégte bu baax a baax di kaat ak yéen rek seen émission ganu koor comme ni ñu leen ko junjee woon rek defe naa ni bande annonce boobu romb am na lu mu wane muy nag suñu ñaareelu numéro at mi ci weeru koor wi ganu koor gi fas yéene doon ki nga xam ne mooy Adama Diop di premier adjoint au maire de la commune de Thiénaba comme ni ñu leen ko waxee woon rek daan nay teew suñu studio. dañ koy daal di dalal rek nuyonte ak moom daal dugg ci waxtaan wi ndax 20h ba léegi xam naa auditeurs yi ñoo ngi doon xaar li nga xamante ni mooy waxtaan wi duñ def rek lu dul nuyu la monsieur Diop di la balu àq te di la baal ci weeru tedd wi asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Fatou Dieng ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm aussi di leen sant ci occasion bi ngeen ñu jox pour ñu mën jàkkaarloo ak askanu Thiénaba waxtaan ak ñoom. maa ñu ngi nuyu mbokki auditeurs yi yëpp di commencer ci nuyoo bi nag par le xalif général de Thiénaba Baye Assane Seck di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér mais di nuyu auditeurs yi nga xam ñu ngi déglu yëpp jërëjëf. ñu koy jaajëfal bu baax a baax muy Adama Diop comme ni ma leen ko junjee léegi nii suñu borom def na mooy premier adjoint au maire de la commune de Thiénaba mais laata ñuy egsi ci ndombo tànk googu. Adama buñ bëggoon a xam jaar-jaar yi ci wàllu njàng ci wàllu développement ba tey jii macha allah. waaw jërëjëf Fatou loolu moom xam naa ni xëy na duñ ci wax lu bëri suñu njàng ñun ñi ngi yam terminal la ñu jot a yam même su fekkente ni Sésame bi ñuy permettre foofu pour ñu dem université amuñu ko mais dem nañu ba terminal macha allah. di wax ni aussi pour li nga wax ci wàllu développement defe naa ni ñun yàgg nañ ci développement moo ñu indi sax ci biir politique parce que ñun jaar nañ ci plan international plan la ñu nekkoon liggéey fa presque pendant 10 ans nekkoon éducateur communautaire de santé mais jóge fa nekk superviseur mu doonoon loo xamante ni lu am solo la mais expérience la boo xamante ni may nañu ñu gën a mën a saafoonteeg askan bi parce que foofu communautaire la dañuy dem ci nit ñi di leen fekk seen dëkkuwaay yi di dem ci case de santé yi poste de santé yi loolu aussi permettre ñu vraiment ñu am benn contact ak nit ñi ci àll bi xam ni ñuy dundee xam ni ñuy nekkee mu doon loo xamante ni lu am solo la. mu mel ni kon li nga xam ne mooy wàllu développement niñ la déggee ci waa plan noonu lañ la déggee xam naa moo la indi ci ñu def la ci nga nekk jiite fi nga xam ne mooy GEMO boobu nan nga def ba dugg si ba jiite ko tey. waaw GEMO bi ma koy jiite boobu fekk na peut-être bi may sama liggéey ak plan jeexoon na mais bi ma ñëwee nekk fii ak askan bi ñu xam fi nga xamante ni foofu laa jaar. ak vraiment li ma def ak nit ñi ak contact bi nga xam ne am naa ko ak ñoom léegi nag ñu ni ma dañuy samp benn groupe de mise en œuvre fii à Thiénaba te ñu bëggoon vraiment nga jiite ko bi ñu wootee aussi mbooloo mi askan bi yëpp ña fa tase woon ñu gis ni loolu daal nañ ko jox Adama pour ñu jiite ko loolu moo tax ma jiite woon ko mais ci biir développement bi aussi duma fàtte ni jaar naa ARLS association rurale de lutte contre le sida. ba léegi sax yaa nga fa. waaw te ba léegi maa ngi foofu. mu doon aussi loo xamante ni vraiment marqué na sama vie am na lu bëri loo xamante ni mën naa wax ni ARLS laa ko jëlee. peut-être contact boobu ma doon wax ci plan laa ko amee et tout ça mais ARLS ñëw gën ko renforcer mais def ci man loo xamante ni xëy na aw ma ko woon muy benn leadership bi. parce que bi ma duggee ci biir politique daanaa politique nii rek di dem. am ñu ma àndoon nag sama nijaay mën naa wax ni kooku yàlla na ko yàlla yërëm moo ma nampatal ci politique. moo ma nampatal ci politique dëgëral ma ci gën ma koo bëggloo parce que dama ko gis ni mu ko daan defee anam boo xamante ne bu sell la. daan am contact ak nit ñi ak ni mu meloon ak nit ñi te loolu lépp politique mayoon ko ma ni lii daal lu am solo la lii daal lu ñu mën a jaamoo yàlla la moo tax vraiment ma duggoon ci politique boobu mu bëggloo ma ko nag. ba pare nag jox ma ci ay conseils yoo xamante ni moom a gën a dëgëral ci wàllu politique boobu mais ma dellusiwaat tuuti ci ARLS. que ni ARLS daf ma jox benn leadership ndax bi may def politique daanaa def politique mais am na loo xamante ni ñemewuma ko woon maanaam ñeme taxaw bëgg a jiite wala yu demee noonu yenn place yi nga koy xëccoo pour man yenn place yi c'était toujours réservé aux autres. mais bi ma jaaree ARLS. jox nañ ma benn fit boo xamante ni jox nañ ma benn engagement boo xam ne benn leadership boo xam ne
dama mujj ni lii gars yi di xëccoo rang gis naa ni ñi fi nekk ci langue gi kenn dàqatuma ko war naa ko mën a xëccoo. donc loolu lu am solo mu doon lu am solo. mu nekk jàngat bu am solo loolu nekk rek ci liggéey bi nga xam ne liggéey nga ko ak ARLS comme ni ma ko junjee rek boobu ba léegi yaa ngi ci ARLS sax ndax defe naa ni fii ñuy waxee ngeen di addu muy rajo Gindiko FM yow yaay secrétaire bi ci comité de gestion bi nga xamante ni mooy saytu liggéeyu rajo bi ak équipe bi yëpp tey li nga xamante ni moo la yóbbu ARLS ndax ci noonu ñu la jàng wane ni la yenn poste yi war nga faa mën a dem am nga leadership bu nekk fa ndax loolu moo tax nga intégré comité de gestion bi wala li nga nekk membre ARLS rek moo ko waral. waaw li ma nekk membre ARLS mën naa wax ni moo ko waral mais leadership boobu aussi ci la parce que dem naa ba gis ni lépp lu nit di xëccoo mais war naa ko mën a xëccoo waaw war naa ko mën a xëccoo mais it man sama xëccoo aussi doon naa nit koo xamante ni bu ma gisee ni lii nit ki wax dëgg yàlla moo ma ko dàq moo ma gën a am jot gi moo ma ko war a gën a mën a def mais am naa humilité boo xamante ni dinaa bàyyi nit kooku jàppale ko pour que loolu mu nekk ca parce que loolu aussi ci leadership la bokk leadership du ni rek damaa war a xëccoo du ni rek maa war a toog ci place bi mais daf ci bokk aussi nga xool ni place bi bu fekkente ni nit kii moo la ca gën a kii pour nekk fa mais nga jàppale ko pour place boobu mu nekk fa loolu aussi ci leadership la bokk te ARLS aussi def na loolu ci ñun macha allah. ñuy fàttali mbokku auditeurs yeeg internet yi ñuy topp ci Gindiku TV ak Gindiku FM sur la 105.0 ki ñu dalal tey seen émission ganu koor mooy Adama Diop nekk ki nga xamante ni mooy premier adjoint au maire de la commune de Thiénaba mais nekk secrétaire bu comité de gestion bu rajo Gindiku FM dafay baax tamit ñu ko siy baamtu macha allah mais jiite it GEMO bu Thiénaba macha allah di ay ndomba tànk yoo xam ni comme ni ma koy waxee rek. benn boo ci laal rek xam ne développement nag tax na mu laltaayu ci suuf bu ñu waxee si li nga xam ne moo la motiver ARLS am na lu mu ci laal wante bi mu ñëwee am na ci parti boo jaar ba dugg ba nekk conseil municipal ndax loolu mën nga ci dellu si waat. waaw jërëjëf soxna Fadé loolu dinaa sawar loolu ci dellu si waat dama wax léegi ni dama parti politique bi nga xam moom laa duggoon muy parti socialiste dafa mel ni dañ ma cee nàmpatalee. waaw ci laa nampé mën naa wax ni parce que dama ñëw dekk lu tuuti ñoo fekk fi sama nijaay mu nekk fii ak ay Christian Valentin ak mag yu bëri yoo xamante ni ñi ngi woon ci tund wi may ànd ak ñoom nekk xale bu tuuti bu ma demee ànd ak ñoom suñu toogee ci jataay toujours ci ginnaaw laay toog du ma wax du ma def mais damay déglu di analyser loolu moo ma may tey expérience bi ma am ci politique parce que aussi dafa am loo xamante ni day olof day wax ni boo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam mais alhamdulilah ñun dañoo jàng lii nga xamante ni mooy politique. li ci nekk ànd ko ak ay mag yu baax yoo xamante ni aussi ñu xam politique. macha allah bu ñu mësaan a dem comme ni ma ko waxee léegi ñu toog te it booba politique demeewul nii mu daan demee bu njëkk mag ñi dañ daan ñëw ci mag ma nekk ci dëkk ba suñu ñëwee toog wax ak moom guddi. suñu waxee ak moom ba pare bu ñu génnee bu ma xëyee suba man analyse ba ma daan def mooy la ñu waxoon ak mag ma mooy reflété waat ci élection yi nga xamante ni mooy ñëw. loolu doonoon loo xamante ni lu am solo la lu ma marqué la. mais différemment ak aujourd'hui nga xam ne léegi c'est diamétralement opposé. vraiment waaw. muy jàngat bu am solo di rek ay anecdotes yoo xam ne déjà boo ko taarixee koo ko nettali sax mu am lu mu ko jàngal wante ñu gis ni bi ngay nekk conseiller municipal ci wetu monsieur le maire Talla Diagne la bu ma juumul. xaritoo gi dox ci diggante boobu lan moo ko lal politique la wala municipalité bee ko waral. waaw mën naa wax ni ci wàllu politique je crois que ni ci Talla Seck la njëkk a nekk conseiller rural. nekk naa ak Talla Seck ànd naa ak Abdou Gningue ñëw réforme bi ñëw fi nekk maire yi ma ñëw ànd ak Talla Diagne mais ci foofu il faut ñu taxaw fa tuuti parce que. foofu aussi li may wax rek ci leadership bi. bi ñu ñëwee ba année boobu 2014. ñuy def élection man dès le début la ma jëloon mooy man de bëgg naa nekk maire. te incha allah damay doon candidat dinaa ko dox dinaa ko wax ba lu ma ci góobee gar ko. yàlla def at moomu parce que il faut ma dikk ci tuuti pour nit ñi mën a xam. année boobu Abdou Gningue ak. Talla Diagne tout au début boobu ñoom ñoo àndoon ñu ñëw seet si ma sama kër bi ñu ñëwee
ñu wax ma ni Talla Diagne ni dañu ñëwoon seet si la parce que dañu bëggoon daal ñu ànd pour dem élection man leen ànd bi de bëgg naa ko parce que xam naa ni nit kenn rek mënut a gagner ay élection mais déjà man dama leen wax sama condition mooy man candidat lay doon suñ ca eggee waaw parce que je vais être maire te xam naa ni mën naa ko ñu ni ma Talla ni ma loolu moom suñu ca eggee moom ku ko yàlla jox rek bu boobaa amul problème mais déjà nañ ànd ci benn liste boobu gagné Abdou ñu ngi ni ca tonet ni li mbëtt bëgg la bar bëgg daal di rey ñëpp rey man leen waaw bu dee bar bu baax ñu jóge ci loolu dem mais bi ñu passé loolu événement ya ca am diggante Abdou ak monsieur le maire ba tàggalikoo bi am foofu yàlla boole ma ak monsieur le maire ñu ànd jaar ci liste ba ñu demee it ànd nañu liste mais la ma waxoon it respecté naa ko mooy lan candidat lay doon ba ñu demee ba candidature yi ñëw ma doon candidat yàlla jox ko monsieur le maire gagné waaw bi mu gagné it yàlla daf ñuy dawal pendant des mois après monsieur le maire woo ma benn bis ñu def réunion ba pare conseil bi ñu paree conseil mu ni ma Adama dama laa soxla ma ñëw bureau toog ak moom mu ne ma man daal dama gis ni dañu àndoon di xëccoo ñu àndoon liste après ñu xëccoo yàlla jox ma ko mais xam naa sa ambition xam naa aussi li nga mën xam naa li nga bëgg ci nit ñi te bëgg-bëgg boobu nga amoon ambition boobu nga amoon moom laa amoon léegi nag suñu boole woon suñu ñaari ambition yi est-ce que du gën ci askan bi mais li may wax rek ci leadership li ma ci waxoon sànq ci laay ci moo may indiwaat ci lii ma ni ko monsieur le maire dama lay fekk si ci loolu waaw parce que je crois que ni am na loo xamante ni doo ko am formation boo xam doo ko am ba pare ñu lay wax lenn li nga koy refuser kon boobu day mel ni yow askan wi ñoru la sa intérêt bopp rek moo la ma ñor te man dundeewu ma noonu ma ñëw ànd ak moom ba léegi ñuy ànd nii macha allah waaw xaritoo gi moom defe naa ni li nga wax rek doy na ci parce que wàllu gor la muy àndub gor boo xamante ni macha allah ba léegi rek nit ñi dañ ciy bàyyi xel suñu borom def ngeen dem ci ay investiture ñu woote Benno Bokk Yaakaar woote kilifa gi woote wut ñi muy tànn instant boobu ñuy tànn xamu leen woon ku ñuy jiital ndax amoon ngeen ci xel mu dal ni yéen la ñuy tànn bu ma nee yéen parce que monsieur le maire yéen a ànd di liggéey. on était sûr que macha allah que ni investiture yi moom daañu dugg c'était kii monsieur le maire aussi ñun ñoo ko tànnal suñu bopp bi mu ñëwee ñu ne kan mooy candidat ñu ne ko ñun yow la ñuy defaat suñu candidat bon parce que vraiment wax dëgg yàlla def nañoo ak moom benn mandat te gis nañ ci moom ambition gis nañ ci moom bëgg Thiénaba gis nañ ci moom bëgg def alors looloo tax ñu reconduiraat ko ni ko yow nag yow la ñuy àndal pour dem élection incha allah. suñu borom def ngeen jël ndam li ñu installé leen ñu def le premier adjoint te loi parité taxawoon ci wet gi nan ngeen def ba sëgg loolu taxawal seen bureau. waaw loi parité bi moi je crois que ñun dañ ko yërndu xool nañ ko. dans tous les côtés yër nañ ko càmbar nañ ko mais amul fenn fu ñu wax ni ci li ñu gis ñun. que ni ci bureau municipal bi obligatoirement da ngay jël jigéen nga jiital ko bu fekkee maire ba góor déedéet parce que dañ ni maire ba niñ ko élire bokkul ak bureau bi niñ leen élire donc looloo tax ñu ni kon bureau bi ñun ñooy seet au choix bu fekkee jigéen nañu gënal moom la ñuy jiital su fekkee góor la aussi moom la ñuy jiital mais à l'unanimité la ma ca neex mooy bi ñu toogee suñu groupe ñun suñu groupe ñoom dañ ni Adama la ñuy jiital mu doon suñu premier adjoint au maire loolu doon lu am solo nag mu leen ci remercier au passage mu nekk lu am solo kon yéen da ngeen a genre man wax naa ko monsieur le maire nee naa ko yéen daal genre ngeen mu ne ma baal ma kon ma ne ko waa baal naa la yow tam loolu laa lay wax genre ngeen li nga xam ne moom laa ko wax rek moom laa lay waxaat ci commission yi déjà wax na ma si lu bëri loo xamante ni am na ay jigéen lu mu bon 6 wala 7 jigéen bu ma juumul moo ko jàppee yoo xam ne jiital nañ ay commission ndax ci tënk mën nga ci lim ñett ba ñeent commission yu am solo yoo xam ne jigéen jiite na ko. waaw je crois que Fama Diop
moom jiite na commission finance Abi Ndiaye jiite na commission aménagement du territoire mais kii Rokhaya Kandji aussi jiite na commission féminine moom moo leen jiite donc déjà loolu rek doon na loo xamante ni lu am solo la te des commissions clés yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñoom lañ ko jox pour que ñoom ñu jiite ko donc loolu doon na loo xamante ni lu am solo la macha allah. kii di premier adjoint au maire presque c'est le maire parce que bureau municipal même 4e adjoint ba sax maire la wante li ci ëpp solo mooy sa taxawaay ci wetu monsieur le maire suñu borom def na yàgg na ren nag suñu borom yooxanal la poste premier adjoint ban leadership la yokk ci li nga nekkee woon ak ban yaakaar la ci askanu Thiénaba war a mën a am. waaw jërëjëf Fatou xam nga man avant ñu may takkal raaye premier adjoint au maire bon mën naa wax ni rôle bi sax dama ko joué woon parce que en un moment il y avait un vide maanaam amoon na ci autour du maire maanaam dara daanaka nekk foon bon xëy na bon am na yoo xamante ni du ma ci dugg mais vraiment boobu aussi ñëw naa maire wooma ni ma nag il faut ñu xool nu ñuy def ñu ànd ma nag moom tëral ay stratégie moom it mu ubbeeku lool ubbil ma vraiment ma jàpp ci liggéey bi ma nga xamante ni rôle boobu muy rôle premier adjoint au maire ak même deuxième adjoint au maire mën naa wax ni daanaka am na lu bëri loo xamante ni jàpp naa ci du ma ni liggéey naa lépp parce que mënuma ko nit rek laa mais am na lu bëri loo xamante ni liggéey naa ci donc mu doon loo xamante ni lu am solo la ma nekk ak moom ci loolu nekk ak moom ci loolu ba lii ñëw bi lii ñëwee je crois que ni loolu mooy peut-être récompense bi ñoom ñëpp ñi àndoon ak moom ñu xool ni Adama daal comme moom takkul woon raaya gi te mi ngi doon liggéey lu mel noonu nañ ko jël fi mu nekk nii ñu jébal ko ko takkal ko raaya gi mu doon loo xamante ni aussi maa ngi ciy sant yàlla di ci sant askan bi muy liggéey bu am solo boo xam ni tey jii suñu borom def na ñu dénk la ko muy premier adjoint au maire de la commune mu nekk nag loo xam ne comme li ma waxoon monsieur le maire rek moo ko dalalee defe naa ni comme que yéen nekkoon ngeen fi benn mandat suñu borom sofale si beneen dafa am foo leen tàmbale woon am foo leen yem te élection yi ñëw da ngeen a dox jéegu jëm foofu wala am na ay misère yu bees loo xam ne day jariñ askanu Thiénaba. waaw mën naa wax ni dañu dox jëm foofu mais am na aussi ay nisar yu bees. au passage damay nuyu bu baax le professeur Daouda Diop professeur historien chercheur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar mu doon koo xamante ni aussi macha allah ndaw la boroom xam-xam la mais aussi ku ñu jàppale la. ma wax ni aussi moom it ñëwam réccuwuñ ko parce que bi mu ñëwee à nos côtés la doon suñuy ambition la doon suñuy bëgg-bëgg te xëy na mënuñu fa egg noonu moo am na yu bëri yoo xamante ni macha allah ànd nañ ko ak moom te ñi ngi koy tracé pour war a jëm foofu mu doon ay jéego yoo xamante ni incha allah rabbi bu sottee day daal di doon loo xamante ni lu am solo la parce que xëy na am na luñ ci tàmbali loo xamante ni peut-être mënuma wax lépp mais am na yoo xamante ni tracé nañ ko te tàmbali nañ ko di poser ay jalons te am nañu yaakaar ni loolu incha allah rabbi bu ñu ci yàlla dimbalee ba loolu antu nit ñi dinañ gis ni macha allah que ni lii am na changement bu bees tey rek man ka Ismaïla bi ma ñëwee àndoon naa ak monsieur le maire dem Dakar bi ñu demee aussi ci loolu lañ nekk ci soxla askan bi am yoo xamante ni bindoon nañ ko dem war ko déposer mais défendre ko aussi wax li tax lii ak lan mooy mébét bi pour que loolu incha allah rabbi mën a jàll te am nañ ci yaakaar bu baax ndax peut-être te kañu demoon doomi Thiénaba la kilifa la te incha allah rabbi xam naa ni il est engagé te it pare na aussi pour accompagner la mairie ci yoon woowu incha allah. macha allah ñuy fàttali mbokku auditeurs yi mbokku internautes yi ki ñu dalal tey mooy Adama Diop di premier adjoint au maire de la commune de Thiénaba. waxtaan wi jëm rek ci émission ganu koor xam ne at mu jot ci weeru koor dañuy dalal ay kilifa ngir waxtaanee waat rek fàttali tuuti seen jaar-jaar wante ndomba tànk yi leen suñu borom teg takkal leen ko yan mébét lañ ci am maanaam yan yéene lañ ci am ngir gunge ci askan wi loolu sabab suñu ñaareelu émission ñu dalal ci ki nga xam ne mooy Adama Diop di premier adjoint au maire de la commune de Thiénaba
waxtaan wi màcc rek jëm ci jaar-jaar yeeg li nga xam ne am nañ ko ci ay ambition ci dëkk bi defe naa ni Adama buñ ne premier adjoint au maire mën nañ séentu ci nga xelal monsieur le maire ci wàllu intercommunalité parce que dañoo toll foo xam ni communes yi bokk région bi waxuma la sax bokk arrondissement bi dara war a lënkaloo ngir mën di jàppalante ci yenn projet yi xam dafay am doole te benn commune du ko àttan. jërëjëf soxna Fatou loolu dafa doon loo xamante ni dañ cee toll te mu doon loo xamante ni dafa ñëw ci waxtoom mais it dafa doon loo xamante ni lu am solo la ndax tey am na sunu commune loo xamante ni am na ko te beneen commune amu ko am na loo xamante ni beneen commune am na ko te ñun ñee amuñu ko te tant que aussi lëkkaloowuñu ku ci nekk jël sa moroom ku ci nekk jox sa moroom je crois que ni pour ñu mën a dem développement à la base boobu du yomb parce que nit ki yow rek mënuloo développer sa bopp te sa moroom mi nekk sa wet am loo xamante ni yow soxla nga ko pour sa développement boobu mu mën la yokk kon je crois que ni il est temps te ñu ngi ciy liggéey wax naa leen sànq ni am na mébét yoo xamante ni ñi ngi koy def ñu ngi koy tracé parce que dañuy dog di toog mais su sottee nit ñi dinañ gis ni les choses sont en train de bouger parce que ñun loolu lépp nga wax ni dañ ko prévoir pour mën a am yoo xamante ni dinañ ko organiser avec d'autres communes yoo xamante ni ci biir dina am ay njëriñ yoo xamante ni dina ci feeñ ku ci nekk mën cee jëriñu ci ñaari communes yooyu wala ñeenti communes yooyu nga xamante ni vraiment mi ngi ci. boo seetloo nguur gi sax ci boppam daf ñuy inciter à ce que ñu dem ci loolu donc ñun asamala ñun parce que ñun ñoo ko waroon a njëkk a xalaat avant sax nguur gi di ñuy sañ a xal ci loolu. donc je crois que ni loolu moom dafa doon loo xamante ni lu am solo la te loo xamante ni mënta ñàkk bu fekkee bëgg nañu développer. il faut ñu def ko te ñun ñu ngi ci incha allah rabbi te xam naa ni fii ak ay weer yu néew. mën naa am incha allah am lu ci feeñ loo xam ne ni dinañ xam ne ñu ngi ci. li tax ma laaj loolu dama gis exemple fu mel ni Xombol. ñu lëkkaloo ak waa Touba Toul ci benn projet boo xam ne xalaat na ni benn commune àtt na ko faaw ñaar boole loxo. lu mel noonu tey comme ni nga ko waxee monsieur le maire arrondissement bi rek benn war nañu mën a ànd wante mën nañu fexe ba arrondissement bi ak commune Xombol. ñu doon benn pôle boo xam ne bu ñu àndee liggéey. adduna bi waxuma la sax Sénégal dinañ bàyyi xel ni intercommunalité lu am njariñ la ci développement gox. c'est ça Fatou mooy li may waxaat léegi gis nga am na loo xamante ni tey ñun ñoo ko mën a sàkkul suñu bopp ñoo ko mën a instaurer suñu bopp te gis nga développement bi ñuy wootee ci Sénégal ñi ngi yuuxu développement mais gis nga man gis naa ni ci maire yi la war a commencer maire yi bu ñu développé. Sénégal dafay développé te maire yi mënuñu développé tant que ànduñu lëkkoowuñu mënul nekk c'est pas possible parce que ku ci nekk jenge gaag sa morom mu am loo xamante ni boo laalee ñun la hee taxawal te loolu pour nga mën koo laal nag il faut nga waxtaan ak borom il faut nga waxtaan ak borom yéen ngeen déggoo pour que loolu mën a am je crois que ni li ñu war a mën a développé bari na te mi ngi fii am nañu àll bi am nañu suuf si am nañu nit ñi nga xamante ni am nañu xereñte googu fi nekk nii am na ci sunu biir ay nit yoo xamante ni tant que ne woowoo leen tant que laaloo leen ñi ngi toog fa ñu toog mais ñi ngi fees dell macha allah mais ñooñu il faut nga jëli leen il faut nga seeti leen il faut que nga inciter leen ñu ñëw ci yow ñëw jàppale la ñun nag loolu matière grise boobu la ñu bëgg a génne te yooyu ñi ngi préparer ay mbir yoo xamante ni incha allah buñ ci eggee ñooñu ñëpp dinañ leen woo ñu génne yooyu fexe ñu lëkkaloo ñu indi ay xalaat ñu seet naka la ñuy def ba mën a développé wu à la base. macha allah mbokku auditeurs yi ñuy soog a dab ci fi nga xamante ni mooy rajo Gindiku FM 105.0 mais ak internet yi nga xam ne yéen a ñuy topp seen chaîne YouTube bu Gindiku TV suñu émission ganu koor tey ñoo ngi dalaloon ki nga xamante ni mooy Adama Diop wante Ada fi nga xam ne fa laay daanale moom weeru koor mu nga gënee nekk gune ba nii am nga ci anecdote ay wooru gàlle ay juubu exprès façon yooyu ay jàpp yu yàgg yooyu noonu. man nag benn anecdote rek laa ci am xam naa ne nag su ma ko waxee xëy na njaayee ni moom dinañ ma xaw a jam tuuti mais il faut ma wax ko parce que daf ma marqué boobu j'étais très jeune mais yàlla daf ma dimbali aussi ma teel a ñeme koor boobu aussi Louga la woon ma demoon fa vacances sama kër tante sama seexu yaay ñu nekkoon fa mais kër ga macha allah dafa amoon ay garabu goyaab yu neex sax macha allah bon mais dañ daan toog ci taatu goyaab bi di def Monopoly wala yooyu quoi jeu yooyu mais dañu amoon habitude maanaam su benn goyaab voté rek
bon dañuy daw njëkkante bon keroog nag ñoo ngi woor nekk di jouer nii mais benn wadd rek man naka laa ko for rek daal di lump mais bi ma lumpee rek gars yi yuuxu quoi ma ne poof daal di génne affaire yi bon mu doon loo xamante ni ba léegi daf ma marqué dafa doon loo xamante ni daf ma marqué macha allah te bon loolu xew na ci man. goyaaf yi nag moom macha allah meloon nañ loo xamante ni moom Ndiayène bu ko gis aussi tubaarkàl la waaw. du neex a muñ voilà du neex a muñ. mbégte la woon si ñun ñu dalal la si émission Ganu Koor. merci say kàddu nga jëmale ko ci auditeurs yeeg internet yi la doon topp. waaw jërëjëf Fatou donc dañuy sant bu baax di gërëm bu baax auditeurs yi ak internautes yi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre ñëpp. di leen sant bu baax di leen gërëm di kontaan ci yéen aussi di leen woo rek ñëpp ñi nga xamante ni comme niñ ko waxee ni ko monsieur le maire waxee koo xamante ni képp koo xamante ne am nga xalaat ci mairie bi ñoo ngi lay woo parce que am na mbir moo xamante ni soo ko moomee bul xaar ku la ci woo. soo ci amee loo xamante ni xalaat nga war ko cee wax war ko cee def mais demal fa nga ko war a waxee nga waxtaan ak ñoom. je crois que ni ñun on est ouvert te vraiment xalaat bu ñëw dinañ ko déglu taataan ko waxtaan ci ak yow. creuser ko ñu seet ensemble naka la ñu mën a demee ci loolu ba nga xamante ni dinañ ci génnee résultat boo xamante ni njëriñu askan bi yépp lay doon incha allah rabbi. donc loolu daal laa doon kii di leen sant bu baax di leen gërëm. encore une fois incha allah. ñu koy jaajëfal bu baax a baax muy Adama Diom di premier adjoint au maire président laa doon wax de mi ngi dikk de kon incha allah. premier adjoint au maire de la commune de Thiénaba ñu dalaloon ko nag suñu deuxième numéro Ganu Koor di leen wax rek li nga xam moo jëm ci Ganu Koor boobu mooy fexewaat rek ba lañ ba taat bu baax jaar-jaar yi wante ndombo tànk yi nga xam ne moom lañ nànk nan lañ ci amee yéene pour askan wi yëpp gis ci seen bopp macha allah waxtaan wi sell na comme ni mu ko waxee rek ndax nag génn si gémmiñ en général si xol lay jógee te bu ci jógee mën a tàbbi si xol bu dee am na lu si dëng ngeen jéggal ma bu dee nag jub na loolu lañ ci taamu woon ngir ànd ak yéen seen émission Ganu Koor di daaneele kàddu gi ak cant gi ngërëm bi sëñ Assane Seck xalif général bu Thiénaba di ko jox wàccuwaayam ak waa kër man Ahmadou Ndak Seck yëpp wante di ziar bu baax a baax képp ku sant Cissé nekk fële ci Thiénaba Seck maa ngi lay nuyu ndax rek di bàyyi xel bu baax ak rendre hommage ki nga xam ne mooy El Hadj Talla Cissé di suñu nijaay di suñu xarit yàlla na suñu borom def firdawsi di wéeruwaayam yàlla mën na ko yàlla na ko def mbokk yi bàyyi xel ëttu Gindiku FM 105.0 wante di ñu topp ci seen chaîne YouTube Gindiku TV soxna Fatou Dieng Fall moo féete woon ci wàllu laaj wi ci caméra bi Ismaïla Diédhiou mu nekkaat ci xarala ga fële ci technique ba ñu koy jaajëfal di leen jox dig daje